jàngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan dal leen nag jàmm si seen journal Bargny bi hebdo ma am mbégte di leen ko présenté ñu ñëw ak yéen ci ponk yi ci éducation dinañ leen andi la préparation centenaire école mixte bi nga xam ni acteurs municipaux yi nekk fii ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo kank boobu le projet ñu ngi koy préparé bu baax ngir féete rek li nga xam ne mooy téeméeri at yi nga xam ni école mixte bu Bargny dina ko am dinañ ñëw ak yéen tamit ci wàllu njàng ci rep vacances mu nekk li nga xam ne rek ay cours de vacances la ñoom étudiants yi Bargny ñu organiser ko atelier 3 jours ci wàllu koom dinañu waxtaan ak yéen ñi nga xam ni acteurs locaux yi organiser nañ ko di tax waxtaan ak autorités municipales yi si naka la ñuy def rek ngir Bargny mën a génne ci li nga xam ne moom mooy effet néfaste yi di réchauffement climatique bi di indi wàllu wér-gu-yaram dinañu ñëw ak yéen ci quinzaine Dabakh muy journée de consultation gratuite bi nga xam ne ñi ko organiser woon rek mooy association bi ñu duppee suñu papa suñu Serigne Babacar Sy Abdou wàllu cosaan ak aada dinañu ñëw ak yéen ci benn compétition boo xam ni coiffeuse yi nekk fii ci département bu Tëngéej ca la boole woon ñu daje woon fii ci Bargny rek di jongante mbokk yi li ma doon li nga xam ne moo gën a fës ci bile ëttu xibaar boo leen taaxut la tuuti ñu faram fàcce ko ba mu gën a jàppandi. bismillah si seen ëttu xibaar nañ leen ko waxee woon rek ca ndorteel ba ñu jëm ci li nga xam ne mooy célébration centenaire école mixte bu Bargny boo leen xoolee 1922 lañ ko sancoon bu ñu ñëwee ba 2022 nag mu nekk téeméeri at yoo nga xam ni ñoom autorités yi nekk fii ci Bargny ak ñi nga xam ne ñoo fa jànge ñoom ñu ngi waajal nan la ñuy féetee boobulee centenaire ñu wax leen ne rek foofu ca école mixte bu Bargny ñu mel ni personnalité yii di Alassane Diély Ndiaye ak ministre Omar Gueye fa la ñu jaar Arfan Saloum Sané. si wàccaayu centenaire école mixte biñ tabax si jamonoy maam ci atum 1922 am ndaje waajal amal nañ ko ci gaaw ji ñetti fan ci weeru septembre fii si salle de délibération bu mairie Bargny ñi yëngu ci wàllu njàng mi ñi dalee baa ci école mixte ak ay doomu Bargny faree fu ne daal nañu weccoo xalaat ak kilifa yi ngànk dëkk bi lépp jëmale ko ci wàccaay yi si boobu leen ndaje waxtaan nañ fa ci liy jëm si présentation architecture bi maanaam taarixu l'école bi tabb nañ fa itam ñu war a féetee ci comité scientifique bi ak ay xalaat jib nañ fa itam ci note de cadrage bi maanaam si doxalin bi ak luñ fas yéenee amal ak itam lépp lu jëm ci plan d'action bi centenaire bi ñu ngi koy waajal fii ak weeru décembre jëm janvier 2023 laataa loolu nag beneen waxtaan maanaam ndaje daañu ko amal ci gaaw gi fukki fan ci weeru septembre fii si complexe socioculturel Ndiouga Dieng bu Bargny. ci wàllu éducation njàng mi la ñuy des ak forum pour l'analyse des performances scolaires muy loo xam ne ñi ko organisé mooy inspection académique bu Tëngéej boole woon rek école yi nga xam ne ñoo nekk fii ci département bi ak acteurs yi fa nekk yëpp lan lañ fa doon waxtaane mooy càmbar rek naka la ñuy def ba xool résultat yi nga xam ni mooy résultat examen jëm ci CFE BFM ak entrée en sixième ak bac nan la ñuy xool rek nan la ñuy def ba ñu jël résultat yooyu gën ko yëkkati ba mu mucc ayib. ab forum la woon fële ca Tëngéej Bargny nag ki leen fa représenté woon mooy madame Thiombane Adama Ndoye moom mi nga xam ni moom moo yore commission éducation fii ci Bargny ak yeneen i acteurs am na loo xam ne rek bàyyi nañ ko si suñu micro gannaaw bi ñu demee seeti leen. fan mën a saytu résultats yi nga xamante ne moo am ci école depuis que IA bi ñu créé ko en 2015 premier examen nekk 2015 ba léegi aussi bien au si CFE bi. si BFM bi comme si baccalauréat bi ñu convié itam acteurs yi nga xam ne yëpp ñoo yëngatu si wàllu éducation parents d'élèves yi enseignants yi n'est-ce pas ordre yëpp ak ñooñu ñëpp ñu convié leen si convié aussi n'est-ce pas société civile les partenaires ñi nga xam ne ñëpp safoo nañu ak collectivités territoriales yi ñi nga xam ne ñëpp safoo nañu éducation di ci yëngatu ñëpp dañ leen si convié pour ñu mën ko saytu faram fàcce ko ba ñu xam fan la sooxee war ma def tout ba nga xamante ne dinañ mën a am ay résultats yu mucc ayib mais aussi surtout que ñu mën a yokk résultats yooyu ba mu jëm sa kanam. que ni collectivité locale yi dañ leen di mës a bàyyi gannaaw waaw léegi ñoo xam nañ ne mënuñu dem sans collectivité locale yi léegi sur ce ils ont décidé d'impliquer les communes pour au moins mën a booster l'éducation de nos enfants. À mon simple et humble avis li ma gis daal mooy. su dee sama sago pourquoi pas jéem a organiser ay cagnotte pour les enseignants di xool enseignant bi nga xamante ne mu ngi fournir plus de résultats primer ko
ou bien organiser ay journées d'excellence xam nga ñun dañu tàmm def ay journées d'excellence yoo xamante ne destinées uniquement aux élèves mais pourquoi pas def ay journées d'excellence yoo xamante ne dédiées aux enseignants aussi voilà. du ñu dem dañuy des si wàllu éducation ak vacances yi REP-VAC lañ koy woowee comme nañ koy faralee di defee ñoom étudiants yu bari ñi organiser rek si seen activité ay cours de vacances ngir jàppale xale yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci daara yu suufe yi. li ca gën a neex nag année bi mooy étudiants yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci REP yëpp muy Dakar Bambey Saint-Louis Thiès ak Ziguinchor ñoo boole seen doole ngir gën a mën a jàppale rek xale yi ñu réussir si seen njàng ci at mi di ñëw Seynabou Sall. commune Bargny kuréel gi ëmb étudiants yu Bargny ñu gën leen xam ci REP Bargny seen ay activité bari lool ñu toll ci jamonoy vacances saa su nekk ñuy organiser ay cours de vacances di ko wooyee REP-VAC. dafa nekk loo xamante ne ni suñuy enseignants ñoo ko débuté donc ñun dañoo ñëw pérenniser li fi amoon quoi boo xoolee affaire bi c'est du cycle primaire à la terminale donc voilà inscription 1000 francs suñu primaire ba suñu terminale fi lañ ko defee fi lañ amee bac te boo xoolee ñun loolu lañ mën a def pour jàppale waa Bargny. yile étudiant nag ñu ngi saytu seen ay rakk ci seen wàllum jàng. li ni mel nag dina yokk bu baax xam-xamu ndaw ñi ndax activité yu mel nii warul di fi géej. ren moom ça c'est bien débuté. élèves yi ñëw nañ on a plus de 100 inscrits en ce moment donc professeurs yi aussi ñu ngi fii mooy les étudiants y a aussi ay professeurs yu ci bari comme waa RASEP aussi gars yi ñu ngi fi di ñu jàppale ci cours yi ñu ngi waaj ay kii programme yi bari na. aussi ci biir année scolaire bi bu compoé jegisee ak examen REP aussi day ñëw pour leurs épauler parce que moment boobu dañ koy soxlaa. pour l'instant xamoo année bi moom démarré gul donc instant yi si REP-VAC lañ toll mais bu démarré rek gars yi dinañ toog waxtaan parce que am nañu groupe organisateur yuy gérer loolu noonu après membre bureau yi aussi dinañ toog waxtaan si seen biir pour lan lañ mën a planifier dans l'année scolaire voilà pour l'instant comme année bi démarré gul nag yaakaar nañ ne yiñ fiy jotoon a def daaw. am nañu yaakaar ne ren dina gën a yokku voilà. ay doole ngir jàppale commune Bargny REP Dakar REP Thiès REP Bambey. lii nii dafa nekk ci dafa bokk ci rare activité yi nga xamante ne ni mooy ëmb REP yëpp maintenant lii nii dafa nekk loo xamante ne activité boo xam ne dafa day impliqué képp koo xamante ne étudiant la fii ci Bargny quoi am na yeneen activité yoo xamante ne ni REP bu nekk da koy def mais vu que pour l'instant nous sommes en période de vacances donc dañuy seet activité yoo xamante ne ça regroupe tous les étudiants de Bargny c'est en réalité ça après loolu aussi dinañ jéem a def benn journée d'orientation boo xamante ne ni dañuy expliquer les nouveaux bacheliers la vie après le bac. dañuy dem ci wàllu wér-gu-yaram santé la ñu wax ak quinzaine Dabakh ñi ko organiser rek mooy association bi ñu duppee suñu papa suñu Serigne Ababacar Sy ñoom dimanche 4 septembre bi ñu organiser woon ab journée de consultation gratuite mu am ñu bëree ñoo xam ne jaar nañ fa rek ñu consulter leen teg ci tamit jox leen ay médicaments. Madeleine Gueye. quinzaine Mame Dabakh ñu ngi koy wëyal ci diwaanu Dakar ak li ko wër le 2 septembre ñu ngi doon amal ab don de sang sa Guédiawaye bañ sa noppee dalal nañ leen fii ci centre socio-culturel El Hadj Ndiouga Dieng ci dimanche 4 septembre 2022 ñu doon fi amal ab journée de consultation gratuite ak mayem garab àndoon si ak waa Croix-Rouge locale bu Bargny. ñu ngi commencé depuis le 2 ci Guédiawaye ñu def foofu don de sang école Joseph Correa ñu ànd fa ak waa Guédiawaye ndax kenn umpalewul ne association bi dafa am ay section partout à Dakar fu mel ni Guédiawaye am na Rufisque ci lañ ko boole mook Bargny loolu moo waral suñu teewaay tey fii ci Bargny ñu amal fi consultation gratuite. te suba ba léegi consulté nañ lu mot plus de je peux dire 60 personnes entre 9h et 10h donc xel dal na te laa ñoo ngi fi ba 15h incha allah rabi demaguñu incha allah rabi yaakaar naa population dañuy répondre ndax lii yëpp dañ ko def pour ñoom rek ku wax consultation gratuite. bon xam ni xaalis moo koy def ndax lii ñu fi indi ay médicaments aussi ak techniciens yi fi ñëw muy équipe médicale bi caaxaan indiwu ko waaw xaalis moo ko fi indi médicaments yi jënd nañu valeur bu am solo techniciens yi fi ñëw aussi tamit gérer nañ leen ci côté transport waaw te lépp suñu poste la jóge à part maire Bargny di ko
remercier de passage moom mii te xamante ni moo ñu dimbali tey si wàllum repas bi ak local bi ñu nekk moom moo ñu koy jox à part ça moom amuñu benn partenaire bu nga xamante ni soutenir nañu te bon ñu ngi ñaan aussi prochaine édition aussi ñu am peut-être état teg ñu loxo wala soit d'autres partenaires privés. ci bés bi ñu ràññee fa teewaayu présidente commission santé bu mairie Bargny mu teewloon fi monsieur le maire Djibril Faye ba mu jëlee ay kàddu sant na waa kuréel gi nga xamante ne ñoom ñoo organiser journée bi rafetlu seen taxawaay gërëm itam monsieur le maire si ni mu leen gungee taxawlu leen si bés bi. madame le maire Aminata Gueye woo na si taalibe cheikh yépp yi nekk Bargny rawatina ñi yëngu ci wàllu santé ñu adhéré gaaw ci biir association suñu papa suñu sëriñ Babacar Sy Abdou. wàllu santé moom da koo bëgg social daf ci yàgg di dox donc bi ma ko waxee ne yéen da ngeen ko bëgg seet si daf na ma nañ ñëw amul waajtaay amul rendez-vous amul dara si laa woowee Daawdo ñu ñëw gis ko te biñ ko gisee itam lépp liñ ko tegal du benn point bu mu ci dindi day wane engagement am te nit tamit bu ñëwee ci sa dëkk di la jàppale ci loo xam ne yow yaa ko waroon def wér-gu-yaramu Bargny ñëpp xam nañ ne maire moo ko war a saytu. boo demee nag ba gis benn association bu couvrir tout le Sénégal nekk ci département Rufisque ñu tànn lu dul commune de Bargny loolu nekk lu ndaw ci moom loolu moo tax taxawaay bi mu am ne mu am ko te di ko xeeb. di sant bu baax waa centre bi itam di sant waa district sanitaire parce que MCD bi itam biñ demee wax ko mënoon na ne zone am la wala yooyu mu teg ci tànkam mais defu ko daf ñoo appuyer war ñu yoon bi conseiller ñu ci nan lañ koy defee. de même que médecin chef du centre de santé bu Bargny bi moom itam jàppale nañu major centre de santé bi léegi la fi jógee ñëw appuyer ñu kon yaakaar naa ne loolu dara mënu koo gën a rëy parce que. kontaan naa si trop mu di leen ñaanal yàlla may leen fan wu gudd ak mujj gu rafet waaw lii lu am solo la di ñaan association bi gën a yokku ay membres dugg ci incha allah. li ma si gën a neex mooy guddi yi ñu toll nii jamono ji ñu toll nii ak nawet bi nii lii dafa baax sim réew pour nit di ko def donc bon comme baax na sim réew te doomu aadama di ko def li ñu def nii lu rafet la ma di leen ñaanal rek jàmm ak salaam wér ak yokkute. lu rafet la tamit si ñu di ko jàppalee maire yi parce que maire yi tamit tey ji lu bëri ñu ngi ko war a def seenam réew waaye nag ni ñu ko war a defee 100% du ñoom rek ñoo koy man foog ñeneen jàpp si. boktu nag si kuréel gi. ba mën a bokk ci ay yëngu-yëngoom dañ ciy teewlu rek secrétaire général association bi ak président commission communication bi. adhésion bi c'est pas gratuit parce que dafa am loo xam ne soo ñëwee moom la laaj li njëkk mooy yow nga doon jullit comme ni ma ko waxee sànq mais aussi nga doon koo xam ne di nga mën di teew ndax liggéey bi ñuy def da ngay dem fu ne. booy dugg. dañ la wax suñu ay règlement nga xam ko kii bëgg a dugg nag lañ koy wax suñ la ko waxee dañ la jox suñu lien nga inscrire ci plateforme bi soo inscrire ci plateforme ba pare nag si lañ lay doog a bàyyi nga joxe 2000 francs moo xam ne moo doon sa adhésion si lañ lay defaraale sa carte de membre. wàllu koom-koom ak atelier yu ñetti fan bi nga xam ne amoon na fii ci Bargny ñu jàppoon ko lundi 29 ak mercredi 31 août ci salle de délibération bu mairie bu Bargny acteurs locaux yi ak autorités municipales yi rek ñoom lañ doon waxtaanee mooy jafe-jafe yi nga xam ni Bargny am na ko ñu jëm rek ñu waxtaanee jëm ci projet bi nga xam ne moom mooy CITIRAP lañ fa bëggoon mooy ñu xool ana naka Bargny di def rek ngir gën a mën a génn ci li nga xam ni mooy jafe-jafe yi changement climatique bi andi fii. Afan Saloum Sané. si njàppandalu waa ONU Habitat ak si ndimbalu nguuru réewu Suède mi financé projet bi CITIRAP amal nañ benn lëlu ñetti fan fii si diwaanu Bargny solo si moo doon sàkku ay pexe yu dagan ngir waa Bargny mën a taxawu temm ci lépp luy loraange yu tukkee ci alam gi. bu ñu nekkee demee Nigéria représenter la mairie de Bargny donc on avait reçu benn formation boo xamante ne. donc moo ñu waral tey ñu ñëw fii nii di former ñenn ñi parce que bu ñu demee foofu formation des formateurs la ñu waxoon léegi on nous avait formé par rapport donc ak outil CITIRAP bi léegi il fallait que bu ñu ñëwee fii dañ koy dérouler donc premier déroulement bi mooy bu ñu convoqué une réunion d'information ñu informer ñëpp par rapport donc à ce que le projet boo xamante ne moom la ñu am lu muy und
loo xamante ne njëriñu askan wi lay doon. ci noonee ñi dëkkee ci diwaan bi ak njiitu bokk moomeel yi daal nañu lëkkale seen doole ak seen xalaat mu mel ni doxalin bu yees bi mooy fexe ba askan bi ci seen wàllu bopp fexe fekkee fépp fu ñu nasee yooyu la pexe. Ça représente la mairie, la municipalité d'une manière générale jël ñoo xamante ne ci quartier yi lañ nekk gox yi ak gox-goxaat yëpp ñu jël leen pour former leen ñu xam lan mooy outil bi ak lan mooy njëriñu outil bi pour Bargny te formation nag du doon loo xamante ne dañ koy def benn jour bon c'était un peu difficile parce que il fallait que ñu préparer leen étaler ay jumtukaay yu bari former leen ci ay points yu bari donc points yooyu noonu 5 la ñu di ko wax les 5 piliers de l'outil CITIRAP. ay waxtaan yu bari fas yéene nañ ko amal ci diwaan yi fasantikoo ci gox bi mbébét bi mooy fexe ba wasaare taxawaay bi ak doxalin bi fépp fu mu aajowoo ab bataaxal bu ñu duppee CARU maanaam carte d'action pour la résilience urbaine daañu ko jëmmal. Bargny di ci xaare ay koppar yu baree bari ngir mën a taxaw temm ci loraange yi tukkee ci alam gi. climat bu ñëwee def ay catastrophe yooyu xaalis moo koy fecc donc pour nga mën a résister par rapport à ces catastrophes là day fekk yow bu amee bu pare yow nga mën a am loo xamante ne mën nga ci jëfandiku pour pouvoir donc te remettre sur pied donc loolu moo tax donc bu ñu nee résilience day toucher domaine yëpp transversal santé mu ngi ci environnement mu ngi ci érosion côtière mu ngi ci gestion déchets mu ngi fi les infrastructures mu ngi fi donc loolu yëpp dafa am solo loolu yëpp ci biir formation bi la. ci wàll woowu la ñuy des muy ak PNUD ak ay partenaires am ñoom ñëwoon nañu fii ci Bargny ànd ak autorités municipales yi dem visiter yi site de transformation de poissons yi nga xam ni ñoo nekk fii ci Bargny di xool ana lan lañ fay def ci ay four ngir mën a jàppale jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey foofu ba ñu gën a mën a moderniser seen outil de travail site yooyu nag ñu visiter mooy domine ba Bata ak fële ca Xelkom Saloum Sané toppoon na leen. waaw ni ma ko gisee muy kontaan ci trop parce que yéen bi ngeen ñëwee yéen a ngi ñëw associé femmes yi pour ñu wax leen lu ngeen bëgg bu ko defee bu ñu toogee ba waxtaan mën naa am ñu trouver benn terrain d'entente boo xam ne lu ngeen fi def bu ëllëgee dina saf jigéen ñi te dinañ ci mën a liggéey. amoon na ay modèle de four yoo xam ne def nañ ko fi te four yooyu c'est pas adapté am na ci four yoo xam ne c'est pas adapté ndaxte ñu ngi ko fi defar ñàkk ci xaalis bu ñu gàññ te jigéen ñi mënut a liggéey. léegi daal li ñu gën a bëgg mooy képp ku fi ñëwati di fi defaral femmes yi dara wala nga ñu bëgg liggéeyal femmes yi dara ñu toog ñu waxtaan ba nga xam ne li ñu fiy liggéey dina am njariñ ndax lenn yi yàqum xaalis rek la. ni ñu lëkkalee xalaat yi moom PNUD moom ni mu duggee ak ni mu taxawee parce que ñëw na ànd naag sunu maire te xam naa ni sunu maire yi itam dinañ ci jàpp ba nga xam ne lépp luñ fi war a def ba femmes yi nar cee indi gàllankoor dinañ taxaw ba ñu def ko loolu maa ngi ciy kontaan di leen ci gërëm di leen ci sant. waaw ndaxte lu ñuy bañ daal amatul. leneen ci seen ëttu xibaar agent pour la cartographie sanitaire générale ñoom démarré nañu seen enquête fii ci Bargny mooy opération boobu de dañuy xool fii ci Sénégal ana ñan ñoo fi yeewoo maanaam ñu xayma rek population yi loolu nag waa RGPH ñoo ko organisé woon pour nag opération boobu mën a réussir mairie bu Bargny mu ngi wax rek waa dëkk bi ñu taxaw bu baax dalal gan yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw ñuy waa ANSD. ñu invité population bi donc ñu dalal leen bu baax a baax Madeleine Gueye dem na woon seen liggéey foofu ñuy liggéey ngir rek waxtaan ak ñoom si boobu le projet. waa ANSD di agence nationale de statistique et de la démographie ñoom tàmbali nañu benn enquête ngir xayma tolluwaayu askanu réew mi ak dëkkuwaay yi ci jamono ji ñu toll nii sax. seeni ndaw ñu ngi ci terrain bi enquêteurs yi ak superviseurs yi contrôleurs yi ñu ngi ci goxaan yi ngir rek wëyal seen ab liggéey bi ñu ñëwee fii ci dëkk bi jaar nañu mairie Bargny ngir ñu teg leen ci yoon looloo waral nag ñu fekki leen ba seen bërëbu liggéeyukaay dem seeti leen fële ca quartier Ndal Dali Layeen. ñu fi plus de 10 jours. donc def nañu ay quartiers yu bari suñu liggéey mooy dañuy waajal recensement 5e dañ ko dëggmal nekkaguñu ci effectivement ci recensement mais dañ koy waajal mooy 5e recensement bu Sénégal mooy fukki at yu nekk rek Sénégal day lim population day def recensement général population habitat ñu koy wax RGPH bii ñuy waajal nag mooy 5e bi. depuis 1976 ba léegi Sénégal fukki at yu nekk dina recenser population. duggee ci commune bi comme
maa ngi commune de Bargny fi ma duggee moom d'abord mooy mairie ñu jox ma liste délégué de quartier ma dem ci quartier yi nag quartier par quartier ma dugg ci concession yi mooy kër yooyu nag am na lu fa nekk aussi ñu koy wax njël yooyu ñu laaj ñaata njël ñoo nekk ci biir kër gu nekk ak ñaata nit ñoom ñooy yeewoo ci biir njël yooyu loolu mooy cartographie bu ñuy def. équipe bi fa waa ANSD yebal ngir ñu def recensement général de la population et de l'habitat ñoom këroo kër la ñuy dugg def seen ab enquête dinañu fi am ab diir nag ngir mën kaa matal mu des rek ci askan wi ñu teeru leen bu baax tontu ci laaj gi la ñuy séex ak ñoom ndax lépp rek ci njëriñu askan bi lay duggaat. njëriñam dafa bari parce que dina données yi bu ñu paree ci lii yëpp ba recensé données yi dañu am importance trop dina tax par exemple avant sax ñu yéeg fa ci kaw ñu koy wax gouvernement central ñi nekk fii autorités locales yi au niveau de la municipalité dinañ xam lan lañu am comme population. Voilà, la population c'est très important pour le développement dinañ xam donc la population exactement de Bargny dinañ xam Bargny naata district sanitaire la am dinañ xam population Bargny ñi fiy liggéey ñiy chômer yooyu yëpp dina gën ci recensement dinañ xam les jeunes filles en état de procréer ñi egg atum mën a am doom dinañ xam aussi dinañ xam la population féminine dinañ xam la population masculine dinañ xam les jeunes dinañ xam les vieux yooyu yëpp day gën ci recensement dinañ xam infrastructure yi yëpp ni ñu tëddee maternité yeeg yooyu yëpp lañ la ñuy xam loolu mooy données yooyu dina aider donc les autorités locales pour ñu mën a def seen développement. cosaan ak kaada la ñuy ñëw ak li nga xam ni mooy événement bu mag bi ñu organisé woon fii ci centre socio-culturel El Hadji Dioga Dieng muy ab compétition boo xam ni ñu ngi ko tuddee woon sama coiffure événement boobu nag nekk ab événement culturel et artistique boole woon ay coiffeuses fii ci département bu Rufisque la ñu jóge woon ñooñu ñu mën see cité ki nga xam ne mooy madame Rokhaya ak Ndeye Marème bu Tëngéej madame Ouma bu Gorom ak ñi nga xam ne ñooy ay coiffeuses yu mag fii ci Bargny muy Naar Diouf Yacine Diagne ak Awa Samb gannaaw ca compétition ba nag ki ko gagné rek mooy Sali Ngom bu Tëngéej moo jël trophée ba ka ca toppam moom mooy ki nga xam ni mooy Kolle Jaxate moom it jógee Tëngéej 3e place ba ka ko jël mooy Awa Cheikh ñu wax leen événement départemental boobu nag ñi ko organisé woon rek mooy coiffeuses yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Tëngéej ànd ci ak agence image Gine bi nga xam ni ki ko jiite moom mooy Moussa Sy ak mairie bu Bargny. nécrologie maanaam lekk kii nga xam ne mooy waree Gana Seck yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana ñu ñëw rek ci délégation bi nga xam ni le ministre d'État Ismaïla Madior Fall moo fi ñëwoon rek présenté li nga xam ni mooy njaaluk Sénégal gi yëpp jaaree ko rek ci turu chef de l'État loolu nag mu ngi amoon mardi 6 septembre bi ñu passé délégation boobu le maire Djibril Faye dalaloon na leen ñu wax leen rek ni kooku nga xam ne mooy waree Gana Seck yàlla jël na ko li nga xam bis bi nga xam ne mooy le 30 août 2022 ñuy ñaan yàlla mi nga xam ne mooy borom yërmande mu yërëm ko xare ko ca àjjana ya gën a kawe. mbokk yi di leen jaajëfal ci teewlu bi di leen jox rendez-vous beneen yoon ci beneen ëttu xibaar jàmm ak jàmm.